aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin mbokk yi yéen a ngi seetaan seen TV ci seen émission Al Irshad yéen a ngi seetaan fu nekk ci àdduna bi surtout fii ci Sénégal tey dañuy continuer rek ci buntu xam-xam yi nga xam ne ubbi woon nañu ko ndax nit ki day dund ak sàkku amu ko wér mooy li tax ci wàllu xam-xam yi ñu entamé woon léegi mu jege at dem ci àll bi wan leen ay garab wan nañu leen daqaar wan nañu leen dóobaale wan nañu leen wuul wan nañu leen dimb wan nañu leen caxat wan nañu leen kadd wan nañu leen darkasa ak yeneen ci xeetu garab tudduma yëpp dafa jot nag loola ba ñu leen ko waxee ci li ci nekk ci wàllu xam-xam ñu jëlaat loola ne extrait ko nag jox leen ko ngeen mën koo jariñoo loolu mooy li tax ñu gën a yaatal université bi nga xam ne ubbi woon nañu ko ci wàllu xam-xam sëñ Gora ma jox la nga nuyoog mbokki téléspectateurs yi. aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim asalaamaaleykum wa rahmatullah Mouhamadou Mansour ñoo ngi lay gërëmati tey gërëm mbokk yi ni seetaan yëpp ndax à travers Sénégal et le monde entier li ko dalee Dakar ba New York Dakar ba Accra Dakar ba Afrique du Sud nit ñi ñoo ngi am benn mbégte si ñun ñaar ci sunu jotaay yi ñu daan def ci àll bi ba ñu bëri tey bu ñu daan romb garab di ko sàggane léegi xam nañ ne am na njariñ te defe naa loolu moo nekkoon objectif bi loolu moo nekkoon jubluwaay bi bu ñuy jublu mooy nan lañ mën a def ba population sénégalaise bi population africaine xam ni dañu am ay recherche yu mag yu énorme ci plante yi yoo xam ni mën nañ cee lekk mën ci naan mën ci faju mën ci sol yëre mën ci cuub mën ci sangu mën ci diwu mën ci toilette comme ni ñuy wax def ci beauté faj ci feebar def ci lu ne te moo ngi fi defe naa ni yàgg naa la wax ne la su suñu waxtaan yi wax nañ relation bi dox diggante nit garab nit ak environnement am ak ni garab mënut a ñàkk ci nit di ñu influencer bañ naa ko ba ñu bari soo ma waxee médecine traditionnelle baat boobu ñu nanguwuñ ko médecine par les plantes médecine parce que boo demee sax tubaab bi dañuy wax ni la nature nous soigne maanaam nature bi la wër dalay faj nga faju ci dalay faj nga bañ see faju dalay faj parce que boo ci nanguwuta faju itam moo ngi lay jox ay oxygène O2 yi ngay dégager ay gaz carbonique mu lay jox oxygène de l'air bi ngay noyyi nga di ko utiliser di mën a dund te xam nga ni nit lu muy am lu gën a cher oxygène amul kon nag garab yi ñu dëkkal buñ ñu ko soofantalal ne la garabu wolof am na ku ma wax bërki démb garabu wolof ma ne ko boo nee sump garabu wolof muy Balanis aegyptiaca ki nekk Égypte moom dafa jàpp ni sump ci moom la yeewoo ci moom la dëkk xamul olof sax kon il faut que ñu gën a joxaat valeur waaye nag jox ko ci xam-xam jox ko ci initiative jox ko ci ay création ci yoo xamante ne ni dañuy jël ay molécules naturelles waxuma la molécule synthétisée parce que utiliser wuñu benn produit chimique ci dara parce que molécule synthétisée c'est des molécules artificielles yoo xamante ni mën na jëfandikoo leneen dañuy utiliser loo xam ni à 100% dafa jóge ci nature bi lépp nature la amul lenn loo ci def loo xam ni daf koy neexal wala da koy def nan du am chimique gannaaw bu ñu duggee ci àll ba wan leen ñëw nag indil leen ko léegi nag seeni boutique indil leen ko seeni kër indil leen ko seeni barab ngeen mën di ko jëfandikoo ci nature te dina leen jariñ muy Sénégal muy diaspora bi muy fépp fu ñu mën a nekk. loolu mu wax noonu sëñ Gora bi nawet bi commencé ba bi nawet di waaj a ñëwaat léegi mu def 12 mois ñu nekk ci àll bi maa ngi fàttaliku benn bis boo xam ni bi ñuy tourné suñu émission presque 21h jot na booba ñu ngi doon wax ci li nga xam ni mooy siddéem mu génne woon ci xam-xam yu am solo ci benn acide bu tudd hyaluronique
ndeysaan nga waxoon ni bu may fàttaliku baax na sax ci jigéen ñu ndaw ñi am jëkkër màgget ndax mën nañ ci maase seen mag di ci noddanti seen mag damay ci maay premier étudiant ci université bi nag sang bi maa ci premier étudiant sang bi ma gis benn taxawaay boo xam ni Bio-Kenya taxaw na ko defar benn saabu bu am solo boo xam ne asib ba nga ma jàngaloon moo ci nekkat sang bi tey li nga xam ni liggéey la saytu la xam-xam la bàyyeeku ci Bio-Kenya ma gis ci turu asib boobu lii lan la. waa kii saabu la. c'est du savon boo xamante ni Bio-Kenya mooy marque bi Afrique moom ndax xam nga ni Kenya wax naa la ko mooy bien-être mooy wér-gu-yaram baatu bambara la effectivement saabu bi tey dafa mel ni sax produit yu bari yi ma la jox c'est à partir d'acide hyaluronique muy acide boo xam ne am na ñoo xam ne dañuy fay xaalis bari ñu pikiir leen ko ñu fay si ay millions pour ñu am rajeunissement. pour bañ a màgget day tax doo ras. day tax doo ras moo tax nag ñu ñëw ci ay fànn yu bari kii mooy saabu Bio-Kenya bi nga xam ni dafa am acide hyaluronique muy saabu boo xam ni ci émission yi nga xam ni waxtaan nañ ci. effectivement yow kuy jàpp la nga wax naa la ne la dafay tax ku amoon borom kër gu màgget nga bëgg mu beesaat boo jëlee loolu di ko diw bu yàggee mu rajeunir mais kii dañ ko def nag sous forme de savon moom saabu Bio-Kenya bi li tax ñu def ko ndax day tax nit ki su koy sangoo moo tax ci biir di nga sangu ba mu yàgg nga jot ay xob parce que bëgguñu changer nature bi bëgguñu ko tricher lépp luñ ci mën a dëbb bàyyi ko ak moom jël vaporiser ko am na si yoo xam dañ koy vaporiser am na yoo xam ni dañuy fexe ba mu génn huile am nañ fi ay huile de sump yoo xam ni dañ ko vaporiser liggéey ko ci façon boo xam ni tey ku bëggoon togg sa laax wala sa fonde mën nga ko utiliser te Bio-Kenya commencé na joxe loolu saabu bi nag bu fekkee ni nit ki da koy sangoo dafay tax su fekkee dafa yaramam dafay am ay ras-ras wala sax mu amoon loo xam ne dafa yéex a cicatriser wu wala sax mu am ci problème am ay articulation yaram buy metti bu fekkee ni moo ngi jëfandikoo saabu bi yaramam day gën a nooy day gën a xaw mel ni xeetu gommage. waa amaan na sax beleen boo xam ne gommage la mais acide hyaluronique moom mooy acide bi nga xam ni mooy anti-âge mooy acide parce que yaram bi dafa am réservoir yaram maanaam sunu yaram saa nga dem ci gàncax gi dafa am acide hyaluronique sa peau bi dafa réserver lu bari ci acide hyaluronique waaye nag yàlla dafa dogal sooy jëm mag acide hyaluronique boobu nekk ci sa yaram quantité bi dafay wàññeeku lu muy gën a wàññeeku yaram bi di gën a ras bu dee ko am barke dem ñu defal ko benn injection d'acide hyaluronique mais ci ay molécules synthétisées du nekk naturel nga gis ko moo tax di nga gis benn waay boo am xaalis jekki-jekki dem ñëwaat nga la mais waa ji dafa rajeunir fekk ne acide hyaluronique mooy acide bi rajeunir loo nit. mais damaa gis fii nga def ci molécule bi C14H21011. waaw O11. c'est que li ma ci jublu mooy dafa wane kon da nga ko gëstu scientifiquement mais teg ko ci base ba mu nekk xam-xam. effectivement ndax xam nga li tax booy xool sax ci saabu bi maa ngi bind ne dafa baax ci articulation su ko nit di sangoo parce que biir articulation nit ki à part peau bi nga xam ne moo ëpp lu mu réservé ci acide hyaluronique mais acide boobu itam mooy tax sa articulation yi di gën a lubrifier di gën a mën a ratax ba pare it liquide synovial boobu nga xam ni moo composé articulation yi nga xam ni ñoo nekk ci doomu aadama acide hyaluronique la léegi nag acide boobu anti âge la ba pare dafay rajeunir peau maanaam dafay yóbbuwaat nit ci ak ndaw nga xam ni même bu dul léegi nag acide hyaluronique biy jógee ci nature bi biy jógee ci plante yi mooy acide hyaluronique bi gën a mag ñaar yëpp acide hyaluronique la mais bii dama ci defaat beneen acide dañ ci waxtaan muy acide élagique bii. élagique bi ñu doon dem ca àll ba ca université ba ca àll ba ba ma juumul yaa ngi ma génne loon loolu ci ngi gis. ci ngi gis. ah
kon maa ngi jàpp ngi gis. waaw ci nga gis am na ci nga gis waxtaan nañ ci acide éllagique ci yeneen mais tey dama indi gaamu acide hyaluronique parce que yëpp acide boobu ak yeneen xeetu acide dafa baax ci peau mais meilleur acide ci peau meilleur acide boo xam ni mooy yóbbuwaat ni ndaw mooy tax nit ki bu amee góom mu mën a cicatriser wu mu gën a mën a wér acide hyaluronique la moo tax saabu bi bii nii dafa boole am acide bii dafa am acide hyaluronique moom dong à 100% lañ ko composé bii dañ def acide hyaluronique ak acide éllagique moo tax muy ñaari saabu yoo xam ne avantage éllagique. avantage acide éllagique dafa bëri na lu ñuy def ci beauté ci ay shampoing ci ay crème ci loo xam genre gommage comme ni nga ma doon wax moo tax dafa am beneen gommage bu ma la defar dinañ ci ñëw ci acide éllagique moom kese dafay dundalaat aussi moom peau bi mais dafa gën a mën aussi si cicatrisation maanaam ci ay dagg-dagg ci nangam yooyu yëpp dafay acide yoo xam ni kuy def beauté mënoo ko génn mooy acide éllagique léegi nag su fekkee ni nit ki moo ngi utiliser saabu bi di ko sangoo même bu fekkoon ni dafa am loolu ñu naan ay rew wala jigéen joo xam ni da nga doon diw ay xeetu diw yoo xam ni dafay xeesal ba mu yàq sa peau booy utiliser parce que booy xeesal réserve acide hyaluronique bi nekk sa peau dafay wàññeeku donc booy sangoo saabu bi daf lay indiwaat ci nga am teint ak teneur lu doy si sa yaram ci acide hyaluronique moo tax acide la yoo xam ni dafa baax ci peau def nañ ci yeneen di nga ñëw dafa baax ci karaw baax ci bët baax ci jigéen baax ci leneen kon nag saabu la yoo xam ni Biokenia ma fàttali na am nañ boutique yoo xam ne dañ ko tijji spécial pas boutique yoo xam ne dafay am lenn loo xamante ni c'est artificiel wala c'est chimique mais si gëstu yu nu gëstu ak xam-xam bu wér ñu tegal sénégalais yi loo xam ne lépp boo xam ne Afrique moo ko moom. Biokenia Afrique moo ko moom africain bu nekk Kenya africain bu nekk Mali africain bu nekk Dakar mën na ko utiliser mu jariñ ko te dañ ci def des preuves yow gis nga formule moléculaire yu ma utiliser nga xam ne OMS wala le plus grand professeur du monde ne peut me nier munul dindi tarfatal ayni ci li ma liggéey. benn bis ñu ngi toog ci benn suufu mango ci àll ba digganteem ak Mbour toll ci presque ay 12 kilomètres ci suuf benn mango la ñu toogoon waaye ñu ngi doon wax ci dóobaale bi nga doon wax mën ci dóobaale génne woon nga ay tegtal ci ni day maye karaw may laaj ndax liggéey nga ci ndax gis naa benn pot boo xam ni nee nga baax na ci karaw ci dóobaale nga sukkandiku wala yeneen garab. bi ma sukkandiku dóobaale sukkandiku naa ci pommade bi may wax tuning gi ci wàllu neer mais bii nga xam ni mooy pour karaw nga xam ni Biokenia la nga xam ni dafa baax ci ki nga xam ni karawam dafay wadd wala karawam day bañ di sëq wala karawam dafay yaraax wala ñi nga xam ni dañ daan jàpp seen karaw yi di ko teint wala ñi nga xam ni dañ daan jël seen karaw yi di ko def xaw ma raay mu riis lañ ko tuddee parce que yooyu yëpp dafay wàññi yàq karaw li tax tey dama lay indil gaamu di nga ma dugal ci toning gi après mais gaamu hyaluronique acide laa lay indil parce que mooy meilleur acide ci cosmétique ki am xam-xam bëgg a jox nit ki teint karaw beauté mënta génn acide hyaluronique parce que sa karaw nit li ci ëpp li tax muy pousser acide hyaluronique la. hyaluronique est-ce que am na ci dóobaale. acide hyaluronique am na ci dóobaale tuuti. waaye am na si dëgg. bu baax. am na ci. bari na bëgguma nga xam nga li tax mu bari parce que acide hyaluronique. pour nga question dama bëgg dal loo xelu sénégalais yi ñuy seetaan nii lii lépp ci suñu garab yi ñu dëkkal yi ñu nekkal. yaa ngi gis xob yi. yaa ngi gis xob yi. lépp ay xob la. ñu composé ko. génne ci huile. boole ci beurre de karité. mais à 80% xob lañ koy defaree ba mu pare. am na saabu yoo xam ne bële nga xam ni dafa am pliostigma reticulatum kii moom boo koy sangoo da ngay daj bant yi parce que bant ya ca nekk boo ko dindee dafa am luy tax mun gis nga bant yi kon kii dafa nekk lu naturel à 100% mais jóge ci xam-xam effectivement acide la boo xam ni kii nit bu koy diw ci karawam maanaam bis bu set bu diwee tey tëbal
wala bu tiwee sax tëbal ñetti fan bu ko defee ci diiru 1 mois bu fekkee ne karawam daan ruus la wala bëreetul karaw nga gis karaw gi commencé sëq commencé rafet commencé nay dootul soxla sax muy dem ci ay ñu koy defaral yenn yoo xam ni parce que loolu dama koy conseiller jigéen ñi yi ñuy def seen karaw yi di ko défriser di ci def yooyu dafay rey acide bi day wàññi acide hyaluronique bi nekk ci capillaire bi nga xam moo tax nit ki karawam mën a pousser bu baax bu ko defee karawam di dagg wala muy am karaw yoo xam ni dañuy bañ a sëq bu ko defee nag su fekkee moo ngi utiliser pommade bi di utiliser li nga xam ni mooy